Monsieur le maire, Madame la secrétaire générale de la ville de Thiès, Mesdames, Messieurs les chefs de service municipaux, Mesdames, Messieurs les invités, honorables délégués de quartier, chers participants, maa ngi rafetlu ci sama teewaay ci ndaje bi di ci gërëm monsieur le maire occasion bi ma jox nii pour mu mën a wax ci suñu projet bi ci ndaje bu mel nii yàggoon nañu ko bëgg xëy na tey la ko yàlla dogal généralement ndaje yu mel nii dama ci profiter toujours avant may wax lu jëm ci projet bi di fàttali tuuti rek mbirum climat parce que réeréwu leen mbir ne temps yu ñu nekk nii dafa tàng jër te tàngaay boobu nañu xam ne day gën di yokku rek du wàññeeku tant que changé wuñu comportement tant que changé wuñu nu ñuy defee tant que changé wuñu nu ñuy dundee climat bi day gën di yokku rek parce que bu ngeen xoolee ñi cosaane Thiès xam nañ ne que y a 40 ans derrière nous Thiès melu woon nii Thiès nekkoon nag dëkk boo xam ne dafa bari woon garab Thiès nekkoon dëkk boo xam ne da doon taw lu bari Thiès nekkoon dëkk boo xam ne xamul mbënd Thiès nekkoon dëkk boo xam ne dafa set daawoon nañu wax nag c'était la ville la plus propre au Sénégal mais bu ñu xoolee léegi pratiquement loolu lépp nekkatu fi te lii waral tàngaay bi bokk na ci ay xeetu gaz yu bari mais gaz yooyu benn rek laa ciy wax mooy li ñuy wax gaz carbonique CO2 te gaz carbonique bi ñun dañ koy libérer soxla oxygène mais oxygène boobu ñu ngi koy jëlee ci jaww ji ci garab yi mais gaz carbonique bi ñuy libérer maanaam garab yi ñoo koy soxla mais bu ngeen xoolee li indi tàngaay bi mooy li ñuy gor ci garab dafa bari ma jox leen benn misaal rek bu ngeen xoolee forêt classée bi ñuy wër maanaam forêt classée Pout forêt classée Bandia am na ay at ci ginnaaw 40 ans derrière nous àll boobu tey benn waxambaane rek mën a foon jaar moom kenn ci yenn waxtu yi mais tey boo taxawee route nationale yaa ngi seen noto gu jama yaa ngi seen ginnaaw Dangote pour montrer seulement rythme bi nga xam ne mooy dégradation bi am te loolu li ko indi mooy suñu comportement suñu jëfin donc tey nit ku ci nekk war na fépp foo gis ñu fay gore garab war nga ko xeex war nga ko tere rawatina nag ci biir dëkk bi parce que bu ngeen xoolee biir dëkk bi tey li fi nekk ci ay garab maanaam ay xay ni ñu koy toroxalee dafa métti toroxal laa wax parce que yemuñu rek ci góor garab bi dañ koy xànc garab yenn bërëb yi bu ñu fekkee xay ci buntu kër buntu boutique dañ koy gor te garab boo gor xay boo gor gaz carbonique boobu ma leen wax daf koy libérer mu dem ci jaww ji te tey li indi changement climatique bi li indi réchauffement climat bi mooy concentration gaz carbonique ci atmosphère bi parce que dëkk bu la ëpp nit dëkk bu la gën a néew garab moo la gën a tàng c'est ça qui explique qu'aujourd'hui à Thiès il fait chaud il fait excessivement chaud te une des conséquences de ces chaleurs là c'est des maladies bu ngeen xoolee tension yu bëri yi les arrêts cardiaques mais yooyu yëpp tàngaay boo ko indi bu ngeen demee dans les pays européens dañ naan amoon na at bu mu amoon en France màgget yi dañ doon dee comme ay mouches xëy na fii am nañu résistance boo xam ne ñu ngi ci loolu mais pour dire seulement que avec ce changement climatique là une des conséquences c'est des problèmes de santé donc il faut que ñu bàyyi xel ci loolu. alors loolu moo waral Thiès lëkkaloom ak Zolingen pour justement xeex changement climat boobu loolu moo tax Thiès lëkkaloo ak Zolingen pour ñu seet ay yan pexe la ñu war a mën a def pour fexe ba xeex loolu parce que réeréwu leen mbir ne fan yi ñu génn weer yooyu la ñu génn fële ci Paris dañ doon wax naan température bi warul egg 2 degrés
nañu fexe ba fu mu toll ni 1,5 degré yi na ci toll wala bu koy ëpp aussi bu mu egg ci 2 degré loolu moo doon engagement bi nga xam ne réew ci àddina bi yëpp dañ ko jël rawatina Sénégal donc boo xoolee tey ces 2 degrés là dañ koy dépassé ci parce que bu ngeen xoolee le rythme aujourd'hui avant-hier il faisait 40 degrés ce qui n'était pas normal à Thiès au mois d'octobre. Donc ça veut dire que aujourd'hui si on ne change pas nos comportements on va vers la catastrophe et je crois que c'est ça que également les deux villes Thiès et Vélingara ont compris pour élaborer ce qu'ils appellent un plan climat-territorial. Donc bu ñu xoolee tey Thiès parmi ses réalisations bokk na ci plan boo xam ne dafay saytu climat bi te plan boobu am na ci lu toll ni ki 27 projets mais ci biir 27 projets yi benn lañ ci tànn ne dañ koy testé xool bu fekkee ne jaar na yoon am na ay résultats ñu jéem a financer yeneen yi mais bu ñu xoolee 27 projets ba nga xayma ça dépasse les 100 milliards te bu ñu xoolee ce plan climat-territorial là à part Dakar ak Fatick Thiès rek moo ko amagum donc am nañu tey loo xam ne un plan un outil boo xam ne tey fu ñu dem à travers le monde mën nañu fa trouver des financements mais pour ñu mën a am ay financement nag il faudrait que ñu gis ay résultats alors projet bi nga xam ne tey moo génn ci loolu te Vélingara gouvernement fédéral allemand financé ko pour ñetti at ñu tàmbali ko ñu ngi soog a am benn at parce que fii lañ ko defee lancement bi à l'occasion d'une cérémonie de levée des couleurs ci le maire def lancement bi il y a à peu près 15 mois donc ñu ngi suñu première année alors projet bi nag am na ñaari pàcc bu njëkk bi dañ ko jagalee dëkk bi parce que lan la pour delloo si garab ci biir dëkk bi parce que dañu gis ne garab néew na ci dëkk bi dañoo gis ne jardin public yi kenn dematu fa parce que tuurukaay mbalit la faa xamaan yaa ngi foofu kenn fowukaay la kenn dematu fa te nekk na bërëb yoo xam ne tey dañ ko defoon pour nit ñi def mu nekk féexlukaay mu nekk genre poumon vert pour dëkk bi mais tey yooyu yëpp amu ci donc disons volet boobu ñu am sur la ville c'est pour joxaat dëkk bi sa dimension écologique fexe ba garab dellu si fi te bokk na ci liggéey boobu tamit ñu seet avenue de Caen parce que avenue de Caen l'avenue de Caen suñu vitrine la booy dugg Thiès fa ngay jaare te gis nañu xay yi fa nekk parce que xay dafa bokk ci histoire u Thiès parce que mën a wax Thiès te waxoo xay parce que xay yi fi nekk ñu ngi ko fi jëmbat depuis 1935 yàgg na fi donc xay yi bañ ko defee évaluation bi Eaux et Forêts en 2004 demoon na ci ñetti junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett ak benn xay sitra mais tey boo xoolee wàññeeku na de presque moitié pour dire seulement rythme bi nga xam ne ci la ñuy goree garab yi alors donc bokk na ci liggéey boobu ñuy def ñu dekkilaat jardin yi remplacer garab yi dee au niveau de l'avenue de Caen donc ren remplacer nañu téeméeri garab ak ñeent fukk ci avenue de Caen garab yooyu tey bañ ko jëmbateeg léegi au mois d'août am nañ ci 100% de réussite ci jardin public yi également commencé nañu di liggéey te bu ngeen xoolee bàyyi bu ngeen ci def attention jardin bi ñuy wax square esplanade des droits de l'homme te mun ñu koy wax ONDH boo jegee gare routière di ñëw mu nekk buntu Thiès kooku tamit ñu ngi ko tàmbali defar bu ngeen gisee xar kanamam soppeeku woon na ñu ngi war a jublu également ci jardin bi ñuy wax Blaise Diagne nekk gouvernance te bu ñu paree war nañu dem la place de Caen te place boobu bu ñu koy defar dañ ko defar avec les riverains de la place de Caen maanaam ñi séq place bi d'ailleurs fan yi la ñu weesu def nañ fa benn opération d'investissement humain ci programme mu Altiney Thiès donc ña fa nekkoon nettoyé nañ ko bu mu set donc bu ngeen xoolee fan yi di ñëw dañ fa dem commencer intervenir dekkilaat jardin bi war nañu intervenir également au niveau du jardin Ibrahima Sarr loolu lépp également pour delloo si garab ci biir dëkk bi yemuñu ci loolu amoon nañu benn programme boo xam ne ci biir quartier yi la parce que sànq monsieur le maire wax na ko commune bu ci nekk taxawal nañ fa benn plateforme boobu du dara lu dul dimbali maire bi pour mu saytu maanaam climat bi te tey jëmbat nañu lu toll ni ki juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti garab ci biir jàngu yi ci jàkk yi ci école yi
ak également individuels yi. Donc ça au niveau de la ville réalisé nañ ko beneen pàcc bi ci des maintenant mooy le volet rural le volet rural nag loolu moo gën a am importance parce que loolu mooy xeex mbënd mi ñëw ci biir Thiès te ñu ngi intervenir au niveau de Mbour 3 Mbour 4 et la route de Dakar 2 ñu ngi intervenir également au niveau de Daral Peul Thiès noonu di intervenir également au niveau de Pognène mais bu ngeen xoolee ren mën naa wax ni mbirum ndox mi ñëw inondation yi vraiment tranquilliser nañu ndox mi wàññeeku na surtout au niveau des quartiers de Mbour 3 Mbour 4 Dakar 2 parce que foofu la ñu tàmbalee gum alors gis nañu liggéey bi ñu fa def vraiment wàññi na ndox mi lu bari xëy na ndox mi daan jàll boole ci suuf si lu ci bëri wàññeeku na boo demee Daral Peul également ndox mi daan jaar ci raay bi wax nañu ne ren amul benn saxaar bu taxaw parce que bu ma saan taxaw bu ma saan taw saxaar bu daw mais léegi on a remarqué que loolu terewul ren que benn train taxawul donc ça veut dire que y a pas eu beaucoup d'eau qui sont passées là-bas et ça grâce aux ouvrages qu'on a réalisés maintenant jafe-jafe yi ñu amoon benn bi mooy au niveau de Pognène yàqal nañu fa ay ouvrage lu toll ni ki ñeent fukki ouvrage yu ñu fa defoon benn promoteur immobilier ñëw yàq ko je crois que amoon na jamono demoon nañ fa pour seet ko kooku bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne rencontré na ko au niveau de Pognène te surtout que réalisation bu mu ci def au niveau de Pognène c'était pour protéger la voie de contournement parce que bu ñu xoolee au niveau de la ZAC la voie de contournement est menacée te liggéey bi ñu doon def c'était justement pour protéger la voie de contournement mais aujourd'hui on a perdu dans cette zone-là près d'une quarantaine d'ouvrages qui ont été détruits par les travaux de nivellement beneen jafe-jafe bi ñu am aussi mooy ci biir forêt bi amoon na yeneen ñetti bërëb yoo xam ne waroon nañu fa dem mooy Sinthiou Yoro Sadio Daxaar Mbay ak Sangué mais mënatuñ fa dem parce que déjà il y a un projet de déclassement dans la forêt classée bu la commune de Fandène introduire et là dañuy bañ également commencer liggéey ñu ñëw yàq ko parce que bërëb boobu nekk na bërëb boo xam ne yoonu ndox la mais li wóor mooy bés bu ñu ko déclassé kër bu ñu fa mënte def du fa yàgg parce que yoonu ndox la parce que li tax ñu bëggoon fa dem c'était justement pour kar ndox mi wàññi doole bi war a ñëw Thiès mais malheureusement aujourd'hui on est en train de demander le déclassement de cette partie-là et c'est ça qui a fait que on a dû freiner notre intervention dans cette zone-là beneen difficulté bi ñu am également au niveau de Thiès mooy quand on a commencé à remplacer les caisses centrales le long de l'avenue de Caen on a remarqué que les gabions yi ñu installé woon ñu ngi ko commencé woon di buddi loolu nag également c'est pas une action citoyenne parce que garab yi pour mën ko aar il faut des gabions yi ñu samp leen mais nit ñi dañoo guddi di ko dindi loolu nekkoon également ay jafe-jafe yoo xam ne bu continuer li ñuy def ci garab du mën a du mujj fenn beneen bi également mooy ouvrage yi def au niveau de la forêt on a remarqué également que xeer yi ñu fay def borom charrette yi dañ fay ñëw guddi di ko jël ñëw di ko jaay si donc loolu tamit day yàq suñu liggéey yi donc vraiment ay gàllankoor la yoo xam ne bu ñu ko doon lim tey du jeex mais dem ci tànn yooyu rek pour xamal leen ne que loolu bu continuer nekk na loo xam ne ay jafe-jafe lay doon pour ñun. mais dafay ouvrage yooyu maanaam biodiversité bi maanaam gàncax gi mi ngi dellu si ndànk-ndànk ndox mi dooleem wàññeeku na ba li mu waroon indi ci suuf ci biir dëkk bi également wàññeeku na lu bari donc loolu tamit na nekk loo xam ne weer yi di ñëw aussi daañu ko continuer yaatal ko bu fekkente ni suñu xel dal na ci mbirum déclassement yi loolu tamit daañ ko topp ba nga xam ne daañ ci am lu leer balaa ñu fay intervenir donc vraiment loolu laa amoon ci en résumé ci tënk parce que comme ni ñu ko waxee ñu ngi guddi maintenant s'il y a des questions je pourrais donner des éléments de réponse je vous remercie. bokkul ci say compétence te yaa ngi koy jéem a def éclairage public bokkul ci say compétence yaa ngi koy def kon ñun dañ lay jox suñuy loxo ne la ca kaw ca kanam delloowaat di la sargal ak di la gërëm wax bi na doon naat fi gën a guddal mais 2 minutes yee tax daal te am naa yeneen soxla yi may wax
donc tey sama tànk fii assister audience publique bi la mais beneen assistance tamit taxawee naa ko fi mooy association des jumelles et jumeaux du Sénégal am na ci ñi fi nekk maa ngi leen di woo ngeen rejoindre ma même bu fekkee heure bi bariwut donc ñoom seen objectif mooy yàlla tett na leen ba ñu màgg tool nii ci ay difficultés yu metti ñoom ñu bëgg jël loolu tey ëlbati ko ne tey suñu objectif suñu slogan dañ ko bëgg a tey consacré ci les jumeaux du Sénégal te loolu comme Thiès lañ ko initié dañ ko bëgg a commencé fii mairie bii ngeen gis laa daje ak ñoom fekk ñoom ñu def réunion bay wàcc di ñibbi may def sama marche ñu dajee fii ci mairie bi moo tax man leen comme tey mairie bi moo xewle fii lañ koy ñëw wax see donc ñu ngi dugg ci association bi ñu invité ma réunion le lendemain bi ma xamante ak ñoom bi ma demee ci réunion bi tamit ma leen di conseiller ak di fa wax kàddu yi rafet ñu ne ma à partir d'aujourd'hui yaay doon yaayu seex yi comme yàlla def nañ ma yaayu seex yi dama leen di tàllalaat loxo di leen ne yéen tamit nañu bokk boot seex yi seen objectif mooy jàppale seex yu ndaw yi keroog seen réunion bi am na fa benn enseignant bu fa ñëw mu ni jabar ji ñeenti seex la am bën na ay bëtam di jooy ndax nee na meew bu mu leen di jëndalee sa amu ko ñun ñëpp on était vraiment dans un état yàlla rek a xam ñu dajale li ñu yor jox ko mu dem segam am benn doom dundal ko moo jafe waxuma la ak ñaari ñett ba ci ñeent kon yéen autorités yi fi nekk yéen mbooloo waa Thiès yépp ñu ngi leen di tàllal loxo di leen ne association bi na ci ku nekk dugal loxoom ñu ngi waaj màjjal dugg ci kër yi dina seex yaa ngi yalwaan bëgg nañu ngeen gunge ñu ci ngeen tettenu ci heure bi jot na mënuma wax lépp mais dama koy yemale foofu rek am na tamit ay flyers yu Avant tout, je tiens à rectifier quelque chose. On est Fallou Diop, président étudiant, mais je suis le président de la coordination des étudiants thiessois de l'université Alioune Diop de Bambey. Donc je suis de Bambey. Bon, comme que suñu maman yi ñoo fi nekk, je vais me permettre de m'exprimer en wolof. Leen laa la bëggoon wax monsieur le maire gàcce ngaalaama ndax lan avant ngaa ñëw daan nañ jot subvention dëgg la mairie bi daan ñu ko dimbalee mu daan toll ci 3 millions bu bëree ba bëri nga ñëw daaw nga jox ñu 10 millions subvention mu nekk une première à Thiès loolu dañu ci wax gàcce ngaalaama gis nañu nit ñu taxawoo sax suñu la soxlaa gis la doonoo nit ku jafe li Thiès manqué woon mooy maire boo xamante ne day toog heure boo ko soxlaa gis ko te am nañ ko gàcce ngaalaama monsieur le maire man fi may intervenir mooy sànq dangaa ne sièges yi dañ koo loué jox ko nit ñi jox ko askan wi pour bu ñu soxlaa ndax askan wi dañuy ñëw tout le temps di demander naan jox leen ñu xaalis pour ñu loué ay sièges man ci étudiants yi laay waxal ñun par exemple Bambey chaque année bu ñu ñëwee subvention bi ñuy jox ci location lañ koy dugal ci kër lañ koy dugal chaque année ñu jël ay 1 million 200 di ko dugal ci location wala ci ay kër man lenn rek laa amoon muy suggestion que nga defar ay bâtiment yoo xamante ni ay bâtiment ñu tuddee pavillon TH ci université yu mel ni université Alioune Diop de Bambey wala université Assane Seck de Ziguinchor wala université Gaston Berger de Saint-Louis ndax am na espace bi boo fa defaree pavillon yooyu day doon pavillon yoo xamante ni mairie bi moo koy moom mu jox ko coordination des étudiants thiessois ñu gérer ko nga xam ne thiessois bu fa dëkk day joxe participation bu symbolique boo xamante ni mooy doon fonds de roulement pour amical bi subvention wàcc la mu doon projet boo xam ne projet à long terme lay doon ndax Sénégal dañoo tàmm di xalaat daar ñu bàyyi daar te xalaat loo xamante ni mën na dem fii ak 20 ans mairie bi subvention dina ko wàcc si ñetti université yooyu ma lim jërë ngeen jëf. Le maire n'a pas c'est comme maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant man nag ci gàttal dama doon benn structure boo xam ni dañ koy wax Global Prosperity and Peace Initiative. L'initiative pour la prospérité et la paix dans le monde, dont il y a 196 pays qui m'ont nominé pour les représenter au Sénégal comme ambassadeur. Donc loolu doon na loo xam ni doomu Thiès la te yaakaar naa ni monsieur Kane man fii presque laa dëkk bureau depuis loolu ba ñu ma ko donné ba léegi du ma jógee bureau chaque jour ñu ngi waxtaan d'ailleurs ci projet yi mu am ñu ngi ciy waxtaan parce que sama naataangoo yi nekk bitim réew yaakaar naa ni su ma ciy seetee dinaa mën a am ñoo xam ni dañuy jàppale ci dëkk bi ndax man doomu dëkk bi laa fi laa dëkk te am na loo xam ne bu ma sañoon dama koy apporter donc mu doon loo xam ni
Thiès moo ko moom ñu war nag ci jàpp parce que 196 pays bu ñu nekkee sa ginnaaw pays bu nekk am benn ambassadeur ñu doon say nattangoo ñu nekk sa ginnaaw yaakaar naa ni boo seetee lu la war a mën a jàppale di nga ko war a mën a am ci gàttal loolu mooy li ma bëggoon a apporter wasalaam. sama intervention bu njëkk dama koy wax ci li nga yëngu sànq wax ko ci Thiès dafa war a set pratiquement dama ci interpeller ASC yi nga xam ne dañ fi nekk te saa su ne dañuy laaj subvention boo xam ne dafa war a jóge ci mairie de la ville ma yaakaar ne ñoom dañ ci war a dugal seen lox te kenn warul xaar ku leen di woo donc loolu ma bëgg maanaam saa su ne bu ñuy jotati subvention maanaam ñu koy imprimer maanaam di war a du question de imposer ñu ciy waxtaan ak ñoom ba mairie bi ba nga xam ne bu soxlaa maanaam mbir yu demee noonu ñu ñëw taxaw ci taxawaay bu mat sëkk. donc bi ci tegu mooy dafa am projet boo xam ne da nga ko fi tegoon pour les Jakarta muy projet PGCVTT donc muy projet boo xam ne bu am solo la muy njëriñu moto yi. am na loo xam ne diggee nga ci woon barki Demba Ndiaye am na lu ci ñëw muy casque yi ngay wax ak gilet yi ñu ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm yàlla dogal kuréel boobu bi mu amee ñu jiital ma ciy yëngu ci maanaam Jakarta yi donc ñu liggéey ci projet bu am solo ñuy xaar séddale bi parce que liggéey nañ ci liggéey boo xam ne séddale bi du am benn laam-laame dinañ ko lijjanti ni mu waree parce que il suffit ay rectification may wax directeur bi nga xam ne dafa bees projet boobu ñu bat ko teg ci suuf donc projet la boo xam ne buñ ko toppee yaakaar naa ne njariñ dana feeñ te kenn dootul taxaw fii di wax problème Jakarta donc ma ciy teg aussi ne yaa ngi wax léegi problème koppar boo xam ne dafa war a jóge wala mairie bi amul marché may wax ne kon ñun Jakarta yi war nañu mën a participer ci loolu li ma ciy proposé mooy pourquoi pas ñun ñu teg ñu ay taxes municipales yoo xam ne même bu fekkee 1000 francs la donc ñu koy mën a joxe ci biir ville bi parce que bu ma defee suma calcul donc bu ñu nee Jakarta yi 7000 lañ boo defee 7000 multiplié par 1000 francs ça te fait 7 millions l'année daf lay dikki à 84 millions loolu je crois que donc participation la maa ngi gërëm ñu Einstein a dit il ne faut pas chercher à être une personne qui a de l'estime mais plutôt une personne qui a de la valeur. Le maire Talla Sylla est une personne qui a de la valeur parce que am valeur mënta weesu nga jóg sacrifier sa dund yow ngir sa dund waa askan am valeur mënta weesu nga jóg jël lépp li nga moomal sa bopp teg ko fee ngir sa waa askan mën a tegu ci yoon bu baax mën a nekk ci ay situation ay conditions yoo xamante ni ku leen gis du leen ñee vraiment en tout cas ni ma jàngee bilan bi gis naa ni mën naa ko résumer ni accès na ci ñetti plan monsieur le maire Talla Sylla mi ngi liggéey sur le plan environnemental sur le plan éducation et sur le plan sanitaire te latin yi dañuy wax ni mens sano in corpore sano un esprit sain dans un corps sain mais booy liggéey sur le plan sanitaire di liggéey sur le plan éducation te liggéeyoo sur le plan environnemental dans ce cas du am benn impact di remercier monsieur le colonel parce que bi mu defee intervention dama kontaan parce que dama bëgg ci nit koo xamante ni da ngay liggéey ci environnement parce que aussi boo demee ma joxe benn exemple bu ndaw fàtte naa présenté wu c'est Matar Faye président des associations président de l'association des jeunes espoirs de Silema di nuyu fa laa waroon commencé suñu délégué de quartier monsieur Assane Faye mi ngi toog ci ginnaaw di la wax ni monsieur le maire ci fi ngay liggéey ñun suñu association boobu ci la ñuy liggéey parce que chaque année ñu ngi organiser des journées médicales environnementales et sanitaires ñu intitulé ko les 72 heures de Silema te vraiment bëgg nañ kuñ ci jàppale trop d'ailleurs sax ça tombe à pic parce que mi ngi war a démarrer le 1er octobre le 2 ak le 3 octobre bii nii incha allah comme programme le premier ñi ngi war a def benn set setal fekk si la ci li nga doon wax ci environnement ak lundi Thiès loolu loo xamante ni kontaan nañ ci trop set setal bi ñu ngi koy war a amee ci école Silema ci ñaari écoles yi ak buntu école yi parce que aussi ci buntu école bi suñ fa ñëwee foofu dina taan ndox dina am ay voilà bëri na ay yoo surtout élèves bi fa la ñuy jànge te foofu dina doon loo xamante ni soo ci jàppalee dina baax ma àggale programme bi rek si vous me permettez beneen bi donc voilà je m'excuse donc merci président. ok merci. dinañu gën ndax ku ñu gis xam na ni ñun amuñu tànk ñenn ñi amuñu loxo ñenn ñi amu bët ñenn ñi amuñu ay dégg-dégg waaye ñu ngi demee ngor ak jom ñu ngi demee suñu ngor ak jom ngir lan bañ a taal kenn loxo di ñaan rawatina man mii di wax ak yow ba tey ji mi lay fàttali diggéwoon
ko lool xaw ma ndax ñeneen ñi fàttali ko waaye man loolu mooy li ma gën a soxal ndax tamit bokk na ci loo xamante ni sëgam ñun suñu liggéey yëpp dañuy luye bu dul kër di place loolu metti na ci ñun diis na ci ñun kon yow monsieur le maire man duma la présenter sama bopp man maay Mariama Sarr Taalif xam nga mu baax a baax ba pay ma profité nag si occasion bi dama laa wër fu nekk ngir bëgg am jotaay ak yow saa yu ma xëyee di dem su ma ñëwee fi maire bi sax yaakaar nañ ni man dama fee am poste wala ma gàddu sama saak suñu waa koñ naan ma ndax dangay xëy maire lépp ngir bëgg laa gis kon tey ji man li ma gën a soxal ba ma la gërëmee ci li ngay def lépp ci biir Thiès bañ tuddee la Baye Fallou Thiès man tuddee naa la Baye Fallou sama bopp ngir nga dëggalal ma sama mbir jàppale ma li ma gën a soxal nag mooy nga may ma audience ma toog ak yow wax la li ma soxal wasalaam. nga xam ne yaa ngi ko jël pour Thiès beneen bi stop tubaab danaan les vieilles marmites font toujours de bonnes choses olof naan ko ku dugg màgget moo mën a yëngal dëxin kon daa mel ni ci lu mel ni Thiès ñu am ku dugg mel ni Talla Sylla rek moo ko mën a yëngal comme monsieur le maire ñu ngi remercier di la gërëm feneen fi ñuy teersee rek mooy li tax ñun jeunesse su Thiès ñu ñime maire bi parce que ñi ngi gis suñuy morom di fi nekk di gis suñuy morom si combat bi nga xam ne yaa ngi koy organiser suñ si cité dañ si cité suñ benn confrère muy Mohamed Ndiaye Gonza nga xam ne ISEC gee ñuy jàngi fa la génne nga am confiance yi moom teg ko fii pour lan ñun jeunesse yi nga xam ne ñooy jeunesse Thiès waa ñu mën a ñime fii nga xam ne mooy maire bi xanaa nag li ñuy wax rek mooy sa combat yi nga xam ne da nga koy initier ñun ISEC Thiès pare nañ pour jàppale si lépp tey su dul woon audience publique gëm nañ ni altine Thiès fan koy def ndax danoo nekk suñu semaine culturelle waaye danoo bëgg nga jàppal ñu benn altine ñu ñëw som googu ñu nekk foofu yëpp ñu wër ko nettoyé ko wane ni étudiants yi kat nekkuñu pour jàng rek ñi ngi ànd ak maire bi nga xam ne mooy suñu maire pour liggéey beneen bi si topp mooy comme que 2 minutes lañ am dañoo bëgg tey dëgg la tey 3 millions la étudiants yi daan am di la gërëm ba nga ko defee 10 millions waaye ñu xool nañ koy répartir ndax ñun ñii ay étudiants Thiessois lañu am na ñu fa nekk ñoo xam ne ñun modèle e-learning la ñuy jàngee dañuy soxla connexion dañuy soxla lépp waaye ñun ñi nga xam ne ñooy étudiants yooyu loolu ñun gisuñu suñu bopp tey am na loo xam ne tey yaakaar naa fekkee da nga ko jox ndax étudiant Thiès yëpp te ñun yaakaar naa ñoo ëpp si ñi ñu orienté yoon la tey ñu gis suñu bopp monsieur le maire di la sant di la gërëm di gërëm ñëpp ñoo xam ne ñu fi teew jërëjëf. ak yow jigéeni Daaru Salaam 2 ñun ñoo la soxla monsieur le maire ñun sonn nañu tay nañu damm nañu sonn nañu amuñu ndox dañuy root ci teen te ci teen la ñuy roote Daaru Salaam 2 amul ndox ci ginnaaw seem bi amuñu ndox dañoo soxla ndox jigéen ñi sonn nañu seen jàngu doom yi sonn nañ ci monsieur le maire ñoo ngi lay ñaan waa Daaru Salaam 2 li leen gën a itteel dañ la soxla foofu jigéen ñi Daaru Salaam 2 dañu la soxla bëgg laa gis amuñu kenn ku ñu jàppale amuñu kenn ku ñu dimbale gisuñu kenn bu ñu fa gisee rek politicien rek te élection moo jot ñu gis leen à part élection duñu fa gis kenn monsieur le maire tey jii ma dem waxtaan ak sa benn jigéen bu ñuy wax Nabou Ndiaye rakku maam Saw moo ma yebal ne ma demal ci monsieur le maire jigéeni Daaru Salaam 2 ñu ngi nii ma ànd ak ñoom ñëw fi dañ la soxla ndax monsieur le maire sonn nañu jukki nañu teen ba sanu loxo yëpp mi ngi dagg amuñu ndox monsieur le maire sanu njàngu doom yi amuñu kenn kuñ ci dimbale sanuy borom kër amuñu doole lamp yi fan yi lay doog a tàkk yàggul matul 1 an dañuy doog a am courant monsieur le maire waa Daaru Salaam 2 ñoo ma yebal ci yow nee nañ su ma ñëwee ma wax la soxla nañu la ndax amuñu kenn ku ñu dimbale sanuy mbootaay la ñu yor chaque àllarba ñuy natt kenn ku nekk téeméer ak ñaar fukk yi ñu def ko fond de caisse téeméer bi ñu dajale ko ba mu mat juróom benn junni ñu jox ko benn jigéen mu dem liggéeyi alxames ñuy dajale kenn ku ne ñaar téeméer muy fukki junni ak ñaar ñu jël ko jox ko benn jigéen mu dem liggéeyi muy ñaari mbootaay ya nekk Daaru Salaam 2 ñu ngi nii dégg nañ ma amuñu kenn ku leen dimbale amuñu kenn ku leen taxaw seen jàngu doom yaa ngi yàqu amuñu ay livre amuñu kaye amuñu dara amuñu kenn ku leen dimbale monsieur le maire ñoo ngi sàkku ñaan ci yow nga dimbale ñu te yàlla rek tax ci barke Mouhamed rek ñoo da nga jël di leen dundal guddi ak bëccëg ma ne la boo jëlee benn nit dundal nga junni exemple bi ñenn ñi seen i jëkkër danoo gaañu bàyyi leen ak njaboot ñuy souffrir lool ñenn ñi seen i jëkkër abandonné leen 2000 dëbb ndaga ni ñuy souffrir nga jël leen da te yàlla tax di leen fay te yàlla tax monsieur le maire li nga def boo ko gisee yàlla gis na ko
boo ko gisul yàlla gis na ko yàllaa lay fay ku la fay yàlla fay la ku la fayul yàlla fay la ñun nag amuñu dara lu la fayee ndax fayu yàllaa gën fayu doomu aadama bàyyi nan la yàlla ak yonante bu tedd ba li nga yéene si Thiès ndax ba nga nee maay Baye Fallou Thiès ba léegi yaa ngi teg sa tànk ci liggéey altine Thiès bi nga tudd yaa nu cay jiitu xaaroo benn employé génn yaa nuy jiitu ci altine Thiès ji yore sa bale ñun employé ñu soog la caa fekk yaa nu dàq bale dàq noo tonni moo tax bu la neexoon yëg ca kaw waaye déedéet waaye jërëjëf monsieur le maire may nu tuuti dafa am cadeau boo xam ne soxna si di nga nu may tuuti ndax daf noo defal lu rëy di nga nu may nag loo xam ne dañu amoon benn cadeau ndax ñun mënuñu laa fay ñu cadeau boo xam ne nag xeeb nañ ko bu na amoon avion dan la koy tegal foo bëgg a tukki ñoo lay yóbbu ñoo lay daggal paas ci barke yonent bi kon nag cadeau bi dina la ko jox ci barke yonent bi li nga yéene ci Thiès yàlla na ko yàlla mottali tasoo sunu yaakaar ni waroonu wala reenu booleeg yow ni waroonu tool bi bu kere go récc dina wees asalaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatullahi taala wa barakatuh bisu tay bi dafa mel ni dafa ala doome ci fekkee ne am nga jàngat monsieur le maire Talla man bu may jël tey sa discours dama ko jël ci ñetti ponk rek yoo xam ne doy na sëkk résultat bu njëkk bi da nga njëkk a wax kaay Thiès may gëstu kaay Thiès di xool nga nekk ni yaa ngi woo Thiès ci loo xam ni yoon la woo xam ni dangay defar nit ma ñëwati gisati nga def altine Thiès ma gis nga taxaw ci mbedd mi yor bale di bale ma ne kii lam leen waxoon kot moom mu ngi ci kaw yoon wi ma yaakaar ne nag nit bu la wooyee ci kaay defar ñu nit ñi ndax dëkk bi bëgg nga mu rafet bëgg nga mu set waaye yaa ngi jàngal nit ñi nan la ñu war a mën a def ba bokk ci dëkk bi ndax dëkk bi bokk ci dëkk bi moo ko am solo te yow loolu nga commencé jàngale askan wi mais bi ma gën a rek jàpp nag impressionné ma mooy hymne national du Sénégal dama taxaw ci sa ginnaaw xool mbedd mi ma gisoon ñoo xam ni hymne national examen ñëw na fii entrée en sixième ñu laaj ko élèves yu xamuñu ko ma taxaw fii ci mbedd mi nga taxaw fii sa ginnaaw gis ay sénégalais yi doon dox hymne national bi rek ñu taxaw di xool kenn bougé wu nga indiwaat leneen lu bees ci réew mi kon donc yaa ngi indi civisme boobu leer nañ ci biir askan wi bala ngaa defar dëkk mu neex da ngay defar nit ñi ba ñu baax parce que maa ngi dégg mon colonel di wax ci affaire écologie wax na dëgg nit ñi dañuy dégager carbone garab bi jël oxygène boo daggee garab yi foo jëm te nag nit ki bu bëggee wér na fa garab wër kon donc loolu colonel ñu ngi la ci ñaanal loolu yàlla na ci am dam yàgg monsieur le maire beneen bi ci des li ma la ci ñaan rek mooy bul fi defati garab boo xam ne du lu ñu mën a lekk di tax nga fi dànqa nga fi yeneen yi jëmbal leen ko ci dëkk boobu meññee nit ñi lekk ko moo gën ngeen defar ay xay kenn du ko lekk na dem ca àll ba waaye biir dëkk bi su ma sañoo ngeen di ay dànq ay madd ay mandarine ak limon nit ñi di ko lekk ndax da ngeen ci jël seen ndox di ko ci def te loolu jëru ko ci la ngay def ndox di ko roose nag def ko nit ñi di ko lekk da ci ëpp solo ndax boo demee ci réew yu bari ay Maroc Tunisie yooyu yëpp boo demee ci kulu mbedd yi da ngay gis orange wala gis tàndarma wala gis koko di ko lekk kon kay jardin public ngeen naan def seen xaalis di ko nar a def di ko roose noonu ci dara def leen ko lu ñuy lekk gars yi sant Fall ak Dieng di ko lekk ngeen baal ma wax léegi depuis ba may nekk Malick fu mu mës a jàkkaarloo nit jaay ko te loolu nekku ci rappeurs yi quoi mais pour la première fois à Thiès ñu am maire boo xam te ni dafa liggéey ak rappeurs yi ci ay projets yu leer quoi tey ñu ngi nii tey bu ñu demee ba tey pour la première fois état du Sénégal financé association des rappeurs de Thiès c'est grâce à Talla Sylla parce que appuyé na ci projet bi jàppale ñu ko tey donc loolu dama koy wax am na loo xam ne ni man ak moom la c'est interpersonnel mais relation maanaam professionnelle ci côté man ma nekk président Thiès ak moom lu nekk maire Thiès tey war naa ko wax mu nekk communication boo xam ne ni dafa war a jàll publiquement ñëpp dégg ko te du yam fii kese fépp fu ñu dem dañ koy wax yàlla dimbale na ma ci benn côté boo xam ne ni fu ma wax gars yi ni ñu gëm ni li may wax dëgg la parce que su may wax sax maanaam caaxaan nekkul ci sama affaire quoi lépp lu ma wax rek dafay day nekk loo xam ne ni dama ko gëm quoi te loolu moom moo ko def tey am nañu ñaari projet am te ni état du Sénégal nangu nañu ko financé muy structuration bu Thiès mooy fexe ba
ñu benn organisation maanaam réseau benn réseau bu dëgër bu am ci région de Thiès ci côté culture urbaine créé benn réseau boo xam ne day am ci maanaam une bonne organisation wu culture urbaine fii à Thiès région de Thiès quoi. beneen mooy benn festival bu ñu tuddee Festa Rue day xaw a sax jege tuuti ak période bu ñuy def festival Kaay Thiès bi boobu Modou Sarr sama xarit la te moo nekkoon président Thiès tey moo wutu ko moom moo ko dugal tey ñu financé ko donc ñaari projet yooyu daal ñoo fi nekk ba bëgg monsieur le maire am na ci quelques ay problèmes yoo xam ne am nañu ko ci côté yenn aspects yi quoi ñu xool nu ñu gën a mën a appuyer bu ñu mënee à bien affaire bi côté conscience citoyenne. keroog yaa ma ci jàppale boobaak léegi nag maa ngi fii ñëw ñu coupé sama courant coupé sama ndox sama dëkkukaay xat na sama douche màbb na ndoy ñëw ngir yàlla ak yow sama courant baa ngi nii sama ndox baa ngi nii aw ma lenn lu ma ko fayee ndax samay doom ay jirim lañu te dañuy jàng ci amaguñu doole su ma añee du ma reer mbaa bu tabaski jotee ma bëgg xarta duma ko am te damay wër taala ba samay bët angooj di jooy te duma la mën a gis kon nag taala maa ngi ñaan ci kattanu yàlla yonte bi jëmmi sëriñ Touba Mbacke nga jàppale ma sëñ Fallou ngi nii dafa feebar boole kooku am njàngam ay big te ko kaye te ko te ginnaaw yàlla yaa ma ci mën a jàppale man maa ngi dëkk R100 maa ngi Maar Ndiaye mais ñoo bokk lu la réer ci man nga laaj ma ko sonn naa jaaxle naa am naa lu mat fukki doom ak nangam waaye ñetti néeg laa am bu guddee ñuy tëltolaan seen papa fukki at ak ñett mu gaañu aw ma ku ma yor waaw bala maa lekk lu ne ma daj ko waaw jërëjëf nag. boori midi rek lañ doon waxtaan mu ni incha allah rabi dina ñëw fii teew fii yàlla dogal tam ci diggante bi mu am ngantu jàmm te xam nga seeni mbir rek léeg-léeg day jekki-jekki kilifa ñëw nga war ko recevoir am loo waxtaan ak moom loolu nag moo tax mu yebal ma mu ni ma naa ñëw fii teewal ko fii ci 7e édition bu audience publique bu monsieur le maire de la ville Talla Sylla am naa suñ ko jottalee nag nuyoo préfet ñu profité wu ci nuyuwaale bépp kilifa bu fi teew ci sa wàccuwaay ak ci sa dayoo nuyu itam ñi nga xam ne ni ñooy mbooloo yi fi teew yépp te dalal leen jàmm lu mel ni nag préfet du département dafa wax ni moom mooy numéro 1 département bi léegi nag comme maire bu mel ni Talla Sylla nga xam ni am na yar am na teggin am na sutura am na engagement am na njàmbaar ndax ay moyen demewuñu noonu waaye foo ko gis mi ngi taxaw di wut ay partenaire pour ñëw liggéey Thiès jëm kanam nee na ku mel noonu su xewlee il faut que mu ñëw fii taxaw si parce que loolu la soxla préfet nee na comme ni ma ko wax sànq moom mooy numéro 1 du département su sañoon nag temps yi mu toll lépp loo xamee ni xam na ko wala am na ko da koy indi fii jox ko waa Thiès parce que dafa bëgg à l'heure du bilan bu ñu toogee naan ban département moo raw ci wàllu koom-koom ci wàllu jàmm ci wàllu sutura ci wàllu teranga ñu ne Thiès moo raw kon nag su ku mel noonu nee na su ma gisee ku mel ni Talla Sylla kon lépp loo xam ne mi ngi ci su ma invité comme ni ma ko defee tey incha allah dinaa ñëw teew ci mbaa su ma mën a ñëw ma teewal ci pour encourager ko ci li nga xam ne moom lay liggéey mais wan ko ni aussi les pouvoirs publics lépp loo xam ne lu leen ci concerné la ci programme bu mu indi dinañ ci taxaw def ci liñ ci war a def pour l'intérêt des populations gis ngeen ko programme bi mu wax sànq leer na te itam dal na xel ñu saluer aussi au passage le colonel ci exposé tam bi nga xam ne def na ko mais loolu yëpp pour njariñu Thiès kon nee na moom ci boppam mi ngi wax ñi dëkk Thiès yëpp ku nekk mën nañu am ay divergence ci option politique waaye nag ñu ñëpp waa Thiès la ñu bokk ndey bokk bàyyi joxante loxo kilifa bu nekk rek ñëpp joxante loxo ñu liggéey pour Thiès jëm ci kanam wax ji nag du mën a gudd parce que dialogue citoyen la kon citoyen wuy si woo nañ leen ngeen wuy si taal di leen wax li nga xam ni moom la naal ak la nga xam ni moom la jàlloon ngeen di waxanteeg moom mais loolu façon bii moo xew léegi ci jamono loolu nag moom moo indi
décentralisation indi également acte 3 te loolu rek la pour autorité yi demandé ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf maanaam population yi pas ci suuf sax waaye ñi nga xam ne donc ñoo nekk au début war a nekk aussi à la fin nee na ñooñu looy mën a def liñ la dénk loo ciy def waxtaan ceeg ñoom foo ci tool waxtaan ceeg ñoom ñu wax ci seen xalaat ñuy wax ngay dégg di bind dem di wuti di saafara loolu rek la autorité laajte kon monsieur Tall au nom du préfet ñoo ngi lay féliciter di la remercier di ñaan yàlla na yàlla tam def assises yi yàgg continuer remercier tam ñi fi teew yëpp allahumma salli ala sayyidina wa sallam